jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi bokk na ci wàllu yoon ak Boubacar Seye mi jiite ONG Horizon Sans Frontières war a janoo tey jii ak juge bi ñu fàttali rek ne ay bés ñaari ay bés a ngi mu ne ci loxol àttekat yi ndax i kàddu jëm ci wàllu xibaar yu ne da ko wasaare ci du yu wér ay avocat am nag rafetlu wuñu ko bu nu sañoon ñu ba ko ndax danoo jàpp sax ne wér-gu-yaramam mayu ko ne ci kaso bi wàllu yoon ba tey ak ancien ministre Aminata Lô Dieng moom it ak rakam wala mag ja ay bés bi nu génn lañ leen teg loxo ndax jalgati couvre-feu ak ñàkk war may agent yeneen ñoom it tey la seen ab àtte ci kanamu tribunal flagrant délit Sénégal di tàmbali fukki fan ak juróom ci weeru février ab campagne jëm ci ñàkkee ngir moytu laskan wi tout tànk yi rawatina jàngoroy pays ginnaaw bi mu feeñee jàngoro joojee ci gox yenn di Touba Kidira Kédougou Saraya ak ci Logna wàllu politique ak fichier électoral beeg caytu gi muy ak càmbar jëm ci kàggu mi def mbind mi lu jëm ci wàllug ay expert ñu ngi fii ci xibaar ci Ndakaaru ngir jublu ci lu ni mel ci technique bi Abdoulaye Diop. président ONG Horizon Sans Frontières ci kanamu doyen des juges àllarba tey jile Boubacar Seye ñaari ay bés ngi mu ne ci kaso bi ndax lu nu ko topp ci wàllu diffusion fausse nouvelle ay avocat am nag ñoom jàpp nañ ne daal wér-gu-yaramam mayu ko muy des ci kaso bi moo waral ñu dugal ak càkkutéef ci liberté provisoire Salisso. suba tey gi Boubacar Seye wu yaram wi jagadi le doyen du juge di dalal ca tribunal moom président ONG Horizon Sans Frontières ñu ngi ko jëlee woon sax ca kaso ba fee ca Cap Manuel yóbbu ko ci pavillon spécial bu nekkee ci hôpital Aristide Le Dantec bu Ndakaaru dafa amee woon malaise ajuma bi weesu la woon ca bés ba ay awakaawam ñu ngi doon sàkku sax ci juge bi le mu nangul ko liberté provisoire mu doon bàyyum ndégganiku boo xamante ni yaakaar nañu ne war naa mën a nekk ginnaaw bu jàkkaarloog doyen du juge suba tey gile moom Boubacar Seye kon dañ ko war a déglu ci lu tubaab di wax fond du dossier def na ñaari ayu bés nag ci kaso bi li ñu koy toppee mooy diffusion de fausses nouvelles maanaam tas xabaar yoo xamante ni la lu wut ci dëgg ñu fàttali ne njiital ONG Horizon Sans Frontières dafa yéeyoon yàbbi ci koppar yi nga xamante ni Union européenne mu ngi koy jox Sénégal sunu réew ci wàllum xeex mbëkki mi dafa jàpp ne koppar yooyu le defuñ ko fi ñu ko waroon a def te ñu takk leen ci ay fukki milliards ci sunub xaalis Boubacar Seye police moo ko teg loxo ci aéroport international bu Blaise Diagne ca Diass fukki fan ak ñeent ci weeru janvier bi weesu Espagne la jóge woon doon ñibbi ci Sénégal. Salif jërëjëf ancien ministre Aminata Lô Dieng dinañ ko àtte tey ji kanamu tribunal flagrant délit ak frère am di rakk wala mag ja ay bés bi nu génn lañ leen def mandat dépôt ginnaaw topp bi ñu leen topp ci wàllu jalgati couvre-feu ak outrage à agent yeneen kon àtte bi ci kanam tuuti lay doon ci kanamu tribunal flagrant délit bu Ndakaaru RFM juróom-ñetti waxtu tegal ñetti minutes. ñu wéy ak xibaar yeeg wàllu wér-gu-yaram ak li nga xamante ni mooy feeñ gu jàngoroy pays feeñ ci gox yenn ci Sénégal Touba Thiala Kidira Kédougou Saraya ak ci Logna ngir nag moytu askan wi tout tànk yi rawatina ak lawaay ñeel googu jàngoro moo waral kilifay kër docteur fas yéene incha allah jógtee campagne ci wàllu ñàkke fukk ak juróom ci fan ci weeru février bi lay doon dañu ci ànd ak coordonnateur bu programme élargi vaccination docteur Ousseynou Badiane. feebaru fièvre jaune dafa feeñaat ci Sénégal bi mu feeñee mi ngi feeñee ci gox yu mel ni Kidira ci Tambacounda Kédougou amoon na benn cas aussi Touba amoon na benn cas aussi ci Logna ci région de Matam bi loolu amee def nañ ay mission pour saytu ko jéem a xool tolluwaay bi ak fu mu jógee ak ni mu law fan la yem biñ préféré évaluer li ñuy wax risque bi xool ndax conditions yi réunir na pour mu yokku wala risque bi c'est faible. donc bi ñu ko defee ci région yëpp gis nañ ne région Tamba ak Kédougou foofu dafa am li ñuy wax risque élevé de transmission maanaam conditions yëpp dafa réunir pour que maladie bi propagé wu foofu donc ci loolu lañ décidé daamaarloo feebar bi foofu xeex ko pour mu bañ a law te loolu lenn dong lañ ko mën a defee mooy ne ñu def campagne de vaccination boo xam ne dañuy vacciner nit ñi foofu ci région yi am na fièvre jaune feebar la boo xam ne nii amul garab donc benn pexe dong moo am pour mucc ci feebar boobu mooy vaccination et que xam nañ ne vaccination fièvre jaune soo jëlee benn dose mën na la protéger sa grippe dund donc ci ñaari région yooyu normalement war nañ fa ñàkk lu toll ni ci 800 000 personnes yoo xam ne nii war nañ leen a ñàkk foofu pour protéger leen épidémie bi yem foofu bañ a law te ñoom it feebar bi bañ leen a dal. ñu des ak wàllu wér-gu-yaram ak jàngoro coronavirus ak dogal bu tukkee ci préfet bu Foundiougne arrêté bu tere lu mooy ñu fa daa amal
ca mboolem département ba ndax la fa coronavirus di lawee Aminata Goudiaby. arrêté bi nag daanaka ci talaata ji lañ ko siiwal préfet bu Foundiougne nag dafa tere fi mu ne ñu amal luuma yu Passy Touba Mouride Touba Nding yu Sokone yu Kër Samba Gueye ak itam yu Kër Saloum Diané yooyu luuma nag ñu jàpp ne bokk nañ ci yi gën a mag ci biir département bu Foundiougne te nit ñi niñ fay dajaloo mën naa yokk li nga xam ni moom moo di feebar bi gën a tasaare virus bi te nee ñu ci département bu Foundiougne kaw coronavirus yi dafa bëri loolu décision bi nga xam ne nag ci préfet la jóge am na ñoo xam ne neexu leen ndax dañu jàpp ne mën na gàllankoor campagne yu njaayum gerte mi njënd mi waaye nag préfet moom nee na li ko ci tax a jóg rek mooy xeex li nga xam ni moom moo di coronavirus moom préfet bu Foundiougne nag di Ousseynou Mbaye moom itam mi ngi rafetlu bu baax kilifa diine yi nekkee ci département bu Foundiougne ni ñu dugalee seen loxo ci xeex jàngoro ji ndaxte nee na événement yu bëri yi nga xam ni moom la ñu namoon a def fi mu ne am na ci yu bëri yoo xam ne dañ ko annulé mu bokk ci gàmmu annuel bi nga xam ni moom la waa famille dem bi nekkee ci Sokone di def fi mu ne nag ci wàllu administration bi itam ñu ni réunion yi nga xam ni moom la comité départemental de développement bi daan gën di def ba yëpp dañ ko tegagum ci suuf Aminata Goudiaby Fatick RFM. jërëjëf soxna Aminata yëngu gu metti gu géej gi yëngu ànd ak douche yu mag ci Petite Côte bi ay kër yu mu fa yàq naka noonu ay gaal seeni borom njort ne liggéey ba nuy amal ci plage bu Saly Portudal moo leen jural lu ni mel bu nu sañoon kilifa yi taxawu leen Abdourahmane Diallo ci Mbour. waa quartier golf bu Mbour seeni kër yi yépp fees dëll ak ndox lenn waralu ko lu dul géej gu sàmbaraan géej gi nag li mu yëngu tax na mu yàq lu bari ci koñ boobu ba tax na guddi gi yépp as ndox mi lañu fanaanoo Cheikh Sy kenn la ci waa golf. li ko indi mooy côté Saly Bélé ndax bu ñuy tibba suuf di sëkk foofu di bàyyi fii lu war a dóor fële war a saturé fële day ñëw dugg fii loolu moo ñu indi gàllankoor bi yépp waaw léegi nag ñun fu mu toll nii jaaxle nañ ci lool amatuñ lu ñuy def xam nga saako suuf mu la tee am ndox ci lañ nekk nii yéen a ko gisandoo waaw léegi nag ñun wàllu lañ bëgg ndimbal lañ bëgg xale yi yëpp ci biti lañ fi naan bii xale yaa ngi nii gisandoo. bërëb boobu nag kër yi bari dal nañoo daanu lenn waralu ko lu dul géej gi ñi fa des sax di xamle ni li ñu bëgg mooy ñu wutal leen benn dëkkuwaay. ndax tey jii buñ la joxee bu say ñaari tànk di miti ñu jox la benn tànk bàyyi benn tànk ba ñoo ngi lay yokk jàngoro waaw ndax ñi ñu joxoon ay kër yëpp ñoom defar nañ seen i kër dem nañ mais ñi nga xam ne ñoom la ndox mi dabaat dañoo war a ñëw ñu jëm leen a jàppale du dëgg waaw loolu daal la ñuy ñaan fu mu toll nii. yëngu-yëngu géej gi tamit yàq na ay gaal yu bari yu nekkoon ci peggu tefes wi waaye tamit ci Saly plage bi ñu defaroon suuf su bari ndox mi yóbbu na ko. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane bëccëg bi ñu jagleel zone humide yi talaata ji la màggal gi démb ca jiwaalo ministre bi ñu dénk wàllu pétrole ak énergie xamle fa formation ñu nam mu jëmee ci juróom fukki ndaw yoo xamante daañu teewlu taxawu gox ba wax na it moom Sophie Gladima si bi ci wàllu li nga xamante ni mooy érosion côtière di géej gi danduy nangu askan waak fa nu dëkkee ca gox ba ñu déglu ko madame le ministre Sophie Gladima ak Abdourahmane Diallo. dañu seetlu ne mbalit mi dafa bari si géej bi mbalit bi nu mu baree si géej bi nag tey du benn fan moo koy dindi ñoom tamit fraternité ak yeneen association bés bu nekk dañuy jéem a fort ñu ne woon nag léegi dañuy jël ay xale tàggat leen nag régulièrement suñu demee ba xam lan mooy plongée sous-marine dinañ mun dem di jëli mbuusi plastique itam ñun dañ koy utiliser di si def pétrole di si def énergie am na société yoo xam ne dañ koy kii Sococim daf koy utiliser pour def énergie donc day fekk si li nga xam ne si laay liggéey si laay yëngatu mais lu raw loolu kay bateau yi nga xam ne dañ fi nekk am nañu ay navigateurs yu bari yu nekk ak xale yoo xam ne dañ doon liggéey si gaal yi mais mosuñu jàng plongée sous-marine dañ leen di tàggat ba nga xam ne ñaanuñu yàlla dara su amee ñoom mun nañ leen jëriñoo ñu dem jàppale nit ñi te itamit sociétés yi mag yi fi nekk dinañ leen soxla suñ leen defaree formation bi proposé leen ñooñu ñu jël leen boole leen si seen équipage mun leen jàppale ñu créer ay emploi foofu dinañ créer emploi vert mais en même temps dinañ créer emploi pour le ministère de l'énergie et du pétrole. érosion côtière bi nag def di loo xam ne moom def di lu naturel dafay am waaye seetlu nañu fu mu nekk nii nekk mangrove bi suuf saa koy commencé jël te suuf su ko jëlee rek dafa nar a yàqu suuf si daal mi ngi commencé di gagné zone bi il faut ñu xool nag lañ koy wàññi moo tax ñu nar a war a reboiser suñu reboiser yi tamit ñu xaw ko freiner mais également beneen côté bi nga xam ne mangrove bi du fa sax ñu def ay xeer pour que géej bi bañ a avancer trop du ko arrêté mais au moins dina ko ralentir. ñu waxtaanee accident yi ak bariwaay gi Sénégal daanaka xayma gi at gu ca ne juróom benn di téeméer ci doomu aadama yu ciy ñàkk seen bakkan moo waral ñii di ONG Partners West Africa Sénégal daal di taxaw ci xeex bi ngir rek ak wàññi te ñeel accident yooyu bu doon sax fii ak 2030 ñu dem ba téeméer ci jël juróom fukk yi wàññiku jógtee nañu formation ngir daal di ñaax leader communautaire yi diwaanu Louga ngir ñu soppiwu toogaay rawatina chauffeur si
Abraham Paul Pouy. ci national 2 yoon bu dox diggante Dakar ak Saint-Louis jaaree ko Louga muy tali boo xam ne dafa bëri ay accident rawatina ci diggante Kébémer ak Saint-Louis ngir wàññi accident yooyu nag moo tax ñu amal ab campagne de sensibilisation jagleel ko relais communautaire yi ngir ñu mën a dugg ci gox-goxaat yi waxtaan ak askan wi. Professeur Aïdara Ndiaye Adjaratou Waxa directrice exécutive de l'ONG Partners West Africa Sénégal. xool leader yi communautaire bàjjenu gox ndey daara chef de quartier jeunes yi jigéen ñi yaakaar nañ ne que li ñuy xeex muy accident yi xëy na dinañ ko mën a saaf bu ñu leen di former xam nga dañ leen di jox outil wala leen tamit nan la ñu war a demee ci askan yi wax ak ñoom après dañuy mën a ay activités. gouverneur de région bi nga xam ne nag rafetlu na initiative bi nag moo ngi xamle ne sax sensibilisation bii ñu amal relais communautaire yi dina tax mu gën a dooleel xeex bu ñuy xeex accident yi rawatina daan yu ñuy teg ci ndodd ñu tooñ ci campagne d'information yi ak de sensibilisation yi El Hadj Bouya Amar. accident routier yi dafa ëpp loxo man nga état mi ngi def effort mag tamit vraiment résultat ni bëggee mu am des na quoi mais ni ne aussi soo bëggee wax ak moom aussi da ngay xool ki gën a jege nga wax ak moom comme ça ñu boole vraiment volet xeex contrôle bi xeex surveillance xeex te tamit côté judiciaire tamit daa koy boole tamit ak action tamit communautaire. chiffres yi ñu am nag ñoo ngi ñuy xamal ne ci téeméeri accident yoo jël juróom-ñeent fukk yépp li ko waral jikko nit ñi ci kaw tali bi looloo tax ba njiit ñi di woo ñi nekk ci kaw tali bi ñu mën a changer seen comportement mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga rajo Futur Média. jërëjëf Abraham ñaari téeméeri million ak fanweer ak ñeent yoo xamante daal dinañ ko dajale ci ay taxawu ci wàllu koppar ginnaaw lakk ga woon ci marché Ocass ci Touba Mbacké ambala googee nag séddale nanu ko bànqaas ak assise bu Touba def lu ni mel donte am nay marchand ambulant yu gis ne séddale mi yëf yi jaarul ci yoon Maxema Diop as baax kan association commerçant ak industriel bu Sénégal section Touba bi nga xam ne moo doon dajale koppar gi ñu doon jàppale ñi loru ci lakk bu Ocass boobee gannaaw biñ ko xaymaa ëpp na ñaari téeméeri million ak fanweer ak ñeent ñi nga xam ne nag ñoom ñoo lakkale fi mu toll nii dimbali nañ leen waaye ñi ci gën a loru muy borom cantine yi tablier yi ak marchand ambulant ni anam giñ ko jaarale neexu leen. xool ñu wax bind ne seen aqulatala kenn ku nga lakkale sa aqulatala nga bind ko am ñoo xam ne 50 000 lan am 50 000 nga jox leen 6500 am ñoo xam dafa métti doy na waar métti na si ambulant ma ni trop na. ku loru ku nekk bu doon téeméer lañ koy xayma fukk ak juróomi jox nañ la ko yoon boobee la assisé jaar xaadim di tablier ni yoon boobee ñu jaar mu yéesal séddale bi. xam nga xaalisu aide ak xaalisu dédommage bokkul da nga gis ay borom yi magasin yoo xamante ne dañoo gonflé li ñu lakkale ñi am ay 14 millions kii 15 millions borom cantine yi nga xamante ne ci kaw tali bi lañ nekk gis nañ ñoo xam ne 3500 la am xam ngeen loolu teguwul fenn commission bi ko séddalee dañoo juum yu nganda lañ juum ba pare reconnaître ñu dañoo juum 15% yi moo teguwul fenn. kii nga xam ne cantine la yor moom itam bokk na ci ñu loru nee na li ko gën a ñor fi mu toll nii moo ñu sampaatal leen ay cantine yoo xam ne daana ci mën a liggéey. léegi nag fi lakk amoon dañ ni kenn du fi tegaat muy cantine muy lu mën a doon te bu ñu bàyyi woon ñu mën a defar suñuy place mën a liggéey parce que du yàgg bañ defar ñu. ginnaaw lakk gi nag ñu tegoon ab commission boo xam ne dinañ organiser waat marché Ocass boobu ngir bañ yooyu xeeti musiba ay projet daal di jóge fu ne waaye boobaak léegi lépp ni furaas marché ba di gën di jaaba jonge Marema Diop fii ci Touba RFM. responsable section assise Touba moom ne séddale gi jaar na yoon yooyu 234 millions Papa Ndiaye lay wuyoo ñu teewlu ko ak Marema Diop ak Asbaaxe Kan. ak RFM kumpa jeex na. Ablaye wëril Asbara sëñ Papa Ndiaye ndax dégg nañu ambulant yi leen wax ci séddale bi moom it mu indi leeralam. kenn ku nekk la nga war a jot nga ko li nga war a jot nag néew na bari na wax dëgg yàlla ñun moom kooku liñ ci mën a maîtriser bëriwul li ñu xam daal mooy ba lakk gi amee recensé nañ sinistré yi ku nekk wax la nga lakkalee bin amee ndimbalu xalifa général des mourides ak le président de la République ak yeneen yi ay donateurs yu ñëwaat ci diggante bi jàpp ci affaire bi bin collecté xaalis bu doon 234 millions poussière dañ ko diviser un nombre de personnes bi nga xam si ñoom ñoo sinistré mu jox ñu 15% yu teg virgule xawma yooyu ci lañ ko arrondir 15% ku ñu jox la sewar sek ndax mënoon ni borom 100 000 laa ko jox borom 100 millions dama ngay jox temps li nga mën mooy 15% la waaye am nga xam ne loolu mooy sewar sek waaye kantaan nag ñii liñ déclaré bare naa bëriwul wax yàlla ñun loolu liñ ci maîtrise bëriwul. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM
xibaar yu wér te wóor. waajal gi ñeel élection ci Sénégal local yi rawatina agenda électoral boobee daa mel ni yëf yaa ngi yëngu ndax am na ca ay experts yu boobu bitim réew yu yegg si Ndakaaru ñëpp di doomu Afrique ngir càmbar gi ñeel kàggu mi def mbind mi ñetti weer lañu am ngir joxe lañu tënk ci seen liggéey boobee ni ñu ko waxee kon mënees na njort élection locale yi am ci at mi 2021 leerali Abdoulaye Cissé. équipe bi borom xam-xam yi war a càmbar fichier électoral bi ñeent lañu mu am ci koo xam ne mooy expert légal juridique am spécialiste biométrie ci wàllu xàmmeñteef ingénieur système informatique ak koo xam ne démographe statisticien la ci wàllu wàññi ak natable ñeenti expert yu xarañ lañu di it ay dëkkandoori Sénégal ndax ay africain lañu jóge Mali Gabon Togo ak Guinée waaye li jiitu ci tànneef bi mooy seen xarañte ak seen maandute ndax duñu ay sénégalais loolu la Sénégal dénkoon partenaire américain bii du USAID nga xam ne moo koy doxal ñaari experts yi yegg si nañu Ndakaaru ba tàmbali seen liggéey yeneen ñaar yi danañ leen dab ci liggéey bi fekk si leen audit boobu di càmbar fichier électoral bi nag benn la rek ci wàll yi nga xam ne moo ñu jëmala ci ay élection ndax am na phase évaluation boobu Sénégal moo financé lépp ci xaalisu boppam waaye dénk recrutement bi USAID di partenaire américain bi tànn na ba pare sax juróomi expert yi nga xam ne nii ñoom ñoo ko war a doxal chef de mission bi réewum Belgique lay jóge am na ci ku jóge Burkina ku jóge Bénin ku jóge Slovaque ak américain boo xam ne Sénégal la xeetoo woo moom nag spécialiste biométrie ak base de données la ci lu leer nag président de la République sas bi mu leen sas ci ministre de l'Intérieur mooy fii ak délai ñetti weer ñu jébbal ko seeni rapport audit ak évaluation te ci xibaar yu wóor président de la République bu nu ca jóge rek war naa taxawal calendrier électoral bi ñu xam ci lu leer kañ la ñuy dem ci élection locale yi tànn maire yi ci gox yeeg goxaat yi waaye ci lu leer bëgg na ko def ci atum 2021 bii nga xam ne mooy door a tàmbali. sport geeg Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Assane. bisimilah daal di ko door rek wàllu football ak championnat d'Afrique des nations ñu koy amal ca Cameroun niki tey jii nag la ñuy daal di door li nga xamante ni moo di demi-finale yi ci bu 15h jotee diggante ñaari équipe yi nga xamante ni ci Afrique sowu-jant lañu daal di nekk mooy daal di am diggante Mali ak ñi di waa Guinée geneen nga itam dana daal di dox ci diggante Maroc mi nga xamante moom moo ŋànkaraay gi di équipe championne en titre ak Cameroun mi ko daal di organiser ñu daal di wax ci geneen jongante ñeel ba tey lii di Afrique ak Coupe d'Afrique bi nga xamante ne dañ ko jagleel lii di CAR yi U17 yi li nga xam ne moo di phase de qualification yi suñu réew moo koy daal di dalal niki démb nag daal nañu amal li nga xamante ni moo di tirage au sort bi Sénégal ma nga nekk ci poule A bi ànd seeg Gambie ak ñi nga xamante ñoo di waa Mauritanie beneen poule ba nag ña fa nekk moo di waa Guinée ànd ak ñi di waa Sierra Leone ak Guinée Bissau fàttali nag Sénégal match bu njëkk di match d'ouverture danañ ko daal di amal juróomi fan ci weeru février ci atum 2021 ci bu 14h jotee seen digg ak Gambie ca stade Lat Dior bu Thiès tournoi bi nag dana daal di jeex fukki fan ak benn ci weeru février di bés bi nga xamante ni fa la ñuy amal final ga ba tey ca stade Lat Dior bu Thiès ñu daal di waxtaane wàllu football ba tey ak lii di stade bu Louga bi ñi nga xamante nag ñoom ñoo fa daal di nekk lu ñu bëgg moo di ñu yokk turbine ba maanaam tabaxaat fa beneen turbine loolu nag ñu ngi si ñaax ni nga xam te ne daal moo di état bu Sénégal ngir ñu daal ci taxaw ku yëkkati yooyu le kaddu kenn la ci kilifa yi nga xam te ñoo nekk foofule ci conseil départemental bu Louga di Mbéri Sila ñu daal di ko déglu ci micro Abraham Bolpoy. stade yi dañu ko dénk collectivité territoriale yi ñu war ko gérer donc ñun duñu xaar état di ñu jàppale ci leen ñooy jóg def li ñu war a def état soog a ñëw jàpp ci te gis naa ne tey état wësi nañu dégg nañ suñu yuxu et puis récompense la aussi bu ma gis pour ñun parce que gis naa ni tey mission bi bokkuloon fii mais ñëw nañu pour gën a jàppale ndaw région bi ndaw Louga di waxee nag suñu suye mooy nañu defal un deuxième turbine à côté découvert loolu daal lañ soxla te wax naa ko ministre à l'Assemblée nationale parce que bu ñu xoolee stade yu bari yàqu na te moo bi lañ defaraloo kon nag nañu récompenser gën defal ñu un deuxième turbine incha allah daañu ko pérenniser téye ko yaxanal ko defar ko ba d'ici 10 ans ou 20 ans boo ñëwee stade bi ñu ngi koy fekk parce que fulla ak fayda rek pour la jeunesse moo tax tey ñu agsi fii. na fa wàllu football ba tey ak national 2 bi entraîneur bu Daara daal di mer ba futu di wuyoo turu Maodo Niang moom mi nga xam ne équipe bam dafa daal di match nul ni ki démb diggante ak ñi di waa AS Dagana moom nag dafa daal di joxoñ baaraamu tuuma lii di arbitre bi ndax gis na ni daal taxawaayam daal rafetloo ko ñu daal di ko déglu ci micro Mamadou Diagne. match bi yéen a ko gisandoo c'est un match boo xam ne ñun ñoo ko gagné il faut qu'on se le dise aussi on a eu un penalty arbitre bi sifflé wu ko on a marqué un but mu bañ donc yooyu doo ci mun dara mais c'est que
aussi, nous en avons raté. On aurait pu tuer le match, mais defuñu ko. Donc c'est un match boo xam ne c'était un match qu'on devait gagner. Bon, Dieu n'a pas voulu aujourd'hui et on va continuer le travail et on va essayer de préparer le match suivant. C'est un championnat, rien n'a encore perdu. On va se battre encore. Daara daal ba léegi amagul victoire match ñaari ndaare yi la woon. Donc on a eu un point. Bien vrai que c'est un résultat positif, mais c'était un match à gagner. Amoon nañ ko, am nañ penalty, am nañu but, mais gars arbitre bi nanguwuñu. C'est-à-dire nit ki booy def examen ak championnat bi non il faut que ñuy seetaat affaire boobu parce que les élèves arbitres yi ñuy defal championnat dañuy ñëw yàq suñu match un penalty tout fait après ñu dugal bii mu ne lan lay def autre bal boo xam ne dafa mur bi moo la ko delloo nga dugal ko c'est pas normal. wàllu football ba tey waaye bi la yoon ci biti réew ak championnat bu Angleterre seen 22e journée ni ki démb naka la ñu ko daal di door ni ki démb itam Manchester United dafa daal di tëcc yu métti sax ñi nga xam dañoo doon Southampton 9-0 la ko Manchester United daal di daan geneen jongante diggante Crystal Palace ak Newcastle Crystal Palace ka fekk ca dëkkam daal di ko daan ñaari bal ci benn noonu itam la Wolverhampton daal di def ci digganteem ak Arsenal ñaari bal ci benn pour équipe Wolverhampton Sheffield United moom dafa daal di daan moom itam ñaari bal ci benn ñi di waa West Bromwich bu Mbaye Niang la ca des nag ci wàllu jogante danañ ko daal di yeggali ni ki tey ji Manchester City mi nga xam te ne moo féetee ci place bu njëkk bi 18h dana fekki Burnley ci dëkkam noonu itam Fulham dina dalal googale waxtu ñi nga xam te ne ñoo di waa Leicester 19h30 Leeds United dana taseek ak Everton Liverpool bu Sadio Mané dana taseek ñi di waa Brighton ci bu 20h15 jotee Aston Villa diggam ak West Ham United itam danañ ko daal di amal ci bu 20h15 jotee tey ji ci ngoor ci Espagne ñi ngi seen quart de finale Coupe du Roi di ki tey ji ñaari jongante bu njëkk ba 18h diggante Levante lay daal di doon ak ñi di waa Villarreal 20h Grenade dana tasek ñi nga xam te ne ñoo di waa FC Barcelone ni ki dem nag FC Séville moom daal dina am ndam ci quart de finale gu njëkk gi ci diggam ak ñi di waa Almeria benn bal ci dara Coupe d'Italie ñoom ñi seen demi-finale ni ki démb Juventus de Turin daal dina mujj am ndam ci diggam ak ñi nga xam te ne ñoo di waa Inter de Milan ñaari bal ci benn Cristiano Ronaldo moom moo jot a dugal ñaari but yëpp geneen demi-finale bi danañ ko daal di amal tey di demi-finale aller diggante Napoli lay daal di doon ak ñi di waa Atalanta bu Bergame ci bu 19h45 jotee ca Allemagne gi seen 8e de finale coupe nationale di ki dem nag Rot-Weiss Essen moom dafa daal di bett ñi di waa Bayer Leverkusen daal di ko daan ñaari bal ci benn Borussia Dortmund daal di daan ñi nga xam ne ñoo di waa Paderborn ñetti bal ci ñaar noonu itam le Werder de Brême daal di def ci diggante mag Rhein daal di ko daan ñaari bal ci dara la ci des nag ci wàllu jongante ñeel ba tey 8e de finale coupe d'Italie dana coupe d'Allemagne plutôt dañ ko daal di amal ni ki tey ji ñu daal di ko jeexale ak championnat bu France ñoom ñu ngi toll seen 23e journée fukki match yëpp nag danañ ko daal di amal niki tey ji ñu mën say jàpp jogante gu nar a dox ci diggante Lille féetee ci place bu njëkk bi ak Girondins bu Bordeaux Lyon moom moo féetee ci ñaari place bi moom dana fekk Dijon ci dëkkam Paris Saint-Germain ma nga féetee ci ñetteelu place bi dina dalal niki tey ji ca Parc des Princes ñi nga xam te ñu di waa Nîmes plutôt Nice moom féetee ci digg classement bi moom dana fekk AS Monaco bu Krépin Diatta féetee ci ñetteelu place bi Lorient dana tase ñi di waa Rennes bu Mbaye Niang féetee ci juróomeelu place bi Metz moom féetee ci juróom-benneelu place bi ci dëkkam lay daal di football niki tey ji ci ngoon diggam ak ñii di waa Montpellier Aladji Assane li ma fi gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram. jërëjëf sëñ Cheikh ñu dalal Fama Dione ci chronique culture bi. jërë ngeen jëf mbokk yi mandat bi te Ousmane Sembène bind ko ci atum 1968 daañu ko projeté tey ci ab salle daañu ko def virtuellement ndax li ñuy aaye dajaloo bi loolu nag ma ngay amee ci New York nekk ca États-Unis bibliothèque universitaire bi am na ci ay junni waaye nag am na yu ci bëri am statut spécial ndaxte dañoo jafe am guddi yi ñu nekk. kenn mënatul génne téere yi ay at a ngi nii téere yooyu dañu ko denc foo xamante ni ñu bëri mënuñu faa dugg ñu ànd ceeg Aminata Dieng. ci ñeenteelu étage bibliothèque universitaire bi yor couleur bu xonk ak bleu fa lañ denc téere yu jafee gis poussière bi muur leen li fa nekk ëpp na 3,000 téere ak i kaset yu ñu bàyyiwul nit ñi di ko gis ñoom ñi le amuñu fenn. ci ay kàddu Amadou Anta Samb di conservateur de bibliothèque. téere yi fi nekk ci atum 1500 ak lu topp la woon te yi fi gën a màgget nag bokk na ci yu Hippocrate ñu ngi fi gis nag yeneen ci yoo xam ne kii di Marco Polo moo ko bindoon te mu ngi amoon ci atum 1559 ak yeneen téere yoo xam ne Adamson moom moo ko daal di bind ci Sénégal am na ci yeneen téere nag yoo xamante ne ay auteurs classiques ñoom ñoo ko daal di bind ak ay philosophes. ci atum 1916 lañ am téere yi njëkk ci bibliothèque universitaire ñu koy woowee BU at boobu lañu créé école africaine de médecine et de pharmacie Jules Card bu Dakar boobu ba tey liimu téere yi di yokku
ndax jëndum téere yi maye yi ak téere yi ñuy donn. téere yi fi njëkk ci bibliothèque bi mu ngi jóge ci fonds livre bi nga xam ne nag ñu ngi ko amaloon ci ndorteelu siècle bile ñoom nag jaar nañ ci yeneen yi ay bërëb ndax jamono jooju amuñu woon ay université. ndonn yooyu tax na ñu defar ay fonds documentaire ñu toll ci ay fukk benn bi sax ñu tuddee ko fonds René Maran moom mii bindoon téere bu siiw boobu di Batouala. téere yi dafa nekk yoo xamante ne lépp dafa jëm ci wàllum njàngalem université yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara ju kawe ji ñoom ñoo koy faral di jëfandikoo lu ci ëpp ci fonds René Maran bi nag jiitu réew ma woon di Léopold Sédar Senghor moom moo ko indi woon. ci weeru novembre at mii ñu nekk dinañ amal benn ndaje ci Dakar ngir wax ci dundu ak kiy bind René Maran bibliothèque universitaire fas yéene màggal li nga xamante ni bokk na ci téere yu ñu njëkk bind yi kaas wàllum colonisation téere bi tax na ki ko bind ñu joxoon ko prix Goncourt ci atum 1921. jërëjëf Aminata Dieng jërë ngeen jëf mbokk yu doon déglu seen chronique culture bi la ba ëllëg ak jàmm. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf joote ci kaw joote ci suuf joote ci diggante bi l'observateur nee nañu ci fi la Sénégal toll ubbil yéenekaay bi mbas mi ngi fi ñuy seet nu ñu ko basee mu jóge fii ca la ñu déggee woppi grippe aviaire gi am ci réew mi ñu ne déet na waaye nekk ca di ko lijjantee ca la ñu déggaatee beneen épidémie mu di épidémie feebar son maanaam feebaru pays docteur Ousmane Gueye coordonnateur bu SNEIPS di xam ne ci biir l'observateur ne juróom-ñetti cas feebaru pays la ñu nemmeeku ci réew mi ak ñaari doomi aadama yu ca faatu cas pays yooyee ak nañu tëdde mu ne moo di gis nañu kenn ku pays ca Touba ca Saraya ca Ciloñ ak ñeent ñu pays ca diwaanu Kidira waaye fa la bilan ba yamagum ndax ba démb rek di gàttuñu keneen ku feebaru pays bi tëral ñu tëral journal l'observateur yëkkati le quotidien fekkaat fa xibaar ba ci xëtamu njëkkam li mu ñu bindal moo di feebaru pays bi ñëw na dolleeku ci coronavirus ba grippe aviaire gi fi nekkoon pays bi jëlagum na xaat ñaari bakkan ci réew mi Vox Populi dëggal ko ba xamal ñu ne ginnaaw Covid 19 bi pays bi dikkaat na ci réewum Sénégal ba tàmbali fee faat ay doomu aadama juróom-ñetti cas feebar son moo feeñ ci réew mi ba waral ñaari nit ñàkk ci seen bakkan ci diwaanu Kidira la tribune nañu jafe-jafe wér-gi-yaram di crise sanitaire gu yone boppam ci anam yu bari moo am ci Sénégal coronavirus bi fii grippe aviaire bi fee pays ba fële te ñetti jàngoro yooyu yëpp ay xeeti jàngoro la yoo xam ne dañoo gaaw ci wàlle journal bi dolli ñu ci ne bakkan yaa ngi dëkkee rot ci réew mi personnel de santé bi mel ne ñu ci néew doole leneen lu mu jur ne ay conséquences yéenekaay bi nee nañu moo di réew yu ñu wër fare ci sous-région bi ñu bari ci ñoom ñemeetuñoo jëfandikoo ginaar yi jóge Sénégal ndax grippe aviaire bi ñu fiy dégg la Sénégal mel ne ku naan ñu xëy na coronavirus bi teggi na tànkam ndax démb ñetti nit ñu faatu ci mbas mi la ñu dégg waaye am na beneen épidémie bu yot Sénégal mu di feebaru pays bi juróom-ñetti cas pays feeñ nañu ci réew mi ba am ñaari nit ñu ci faatu l'observateur jëlaat kàddu gi duñu leeralal pexe yi état bu Sénégal teg ngir muccal askan wi ci joote épidémie ji leen di yot Soleil national nañu bu dee lu jëm ci feebaru pays bi moom li ñu nar moo di tàmbaliwaat campagne bi ñuy def ngir aar askan wi ci feebaru pays bi fukki fan ak juróom ci weeru février ci la ñu ko fas yéene tàmbali am yéene nag ñàkk lu toll ci juróom-ñetti téeméeri junniy doomi aadama docteur Ousseynou Badiane mi ñu dénk programme élargi de vaccination moo ko wax ñu wax ci feebaru coronavirus bi ak lu mu jur lu baax ci réew mi journal li quotidien nee nañu bu dee am na moo di bi covid 19 bi yegsee ci réew mi ak léegi seetlu nañu ne niñ doon fitnaale xale yi ak di leen xorñooñal loolee dafa wàññeeku cas homicide yi fi amoon it gis nañu dafa wàññeeku Walf Quotidien nañu covid 19 bi joote yi mu yokk ci réew mi bokk na ci liggéeykat yi nga xam ne ñu bari ci ñoom fañ doon liggéeyee dañ leen faa dàqe ñi ci gën a lonk gën cee tonk nag journal bi nee nañu mooy liggéeykat yi nekk ci hôtel bi ak ñi nekk ci tourisme bi yéenekaay bi nañu donte état bi tegoon na ay matuwaay ngir taxawu leen waaye seetlu gi moo di matuwaay ya matalewul fépp guerre bu mat sëkk libération nee nañu moo am ci diggante maître Moussa Diop ak kër ga mu jiite woon di Dakar Dem Dikk ubbil yéenekaay bi maître Moussa Diop ma nga ak ñoom ci yoon ngir bëgg ñu fay ko ay indemnité de départ am waa Dakar Dem Dikk ñoom it contre attaqué ji ba kalaame ji ko ca kanamu président du tribunal léegi nag ñoom ñaari wàlli libération mi ngi ñuy xamal ne convoqué nañu leen juróomi fan ci weeru février kii doyen des six convoqué tey ji ci yor gi source waa nee nañu moo di njiital ONC Horizon Sans Frontières di Boubacar Seye ne ginnaaw ñaari semaine yoo xam ne tey nañu ko ci kaso bi ndax tuumay joxe xibaar yu wérul moom Boubacar Seye ci jëmi boppam sax dafa wérul feebaru roño di problème de rein la am li amoon ca EBAD mu di école bi ñuy tàggatee bibliothécaire yeeg archiviste yeeg documentaliste yi journal Source A xëy na di ñu ko nittali ba xamal ñu ne dañoo mujj tëj Anfiya ndax jinne may muuna la ñu ne moo fa jox ba amoon fay étudiants yu doon daanu ay gangre ñu daanu ji ci journal Record waxtaane wàllu tàggat yaram footballkatu Sénégal bii di Krépin Diatta la xëyee Krépin mi ngi xam ne ci xët mu njëkk journal bi ne moom nekkul kuy diirante mbagg ak Sadio Mané. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Mohamed ñu ngi leen di gërëm mbokk yi xibaar yeeg RFM bokkoon na ci wàllu yoon ak njiital ONG Horizon Sans Frontières Boubacar Seye mi war a janoog doyen des juges ginnaaw ñaari ayu bés ci kaso bi
ay avocat am sàkkul ko liberté provisoire dañu wax ne wér-gu-yaramam mayu ko des ci kaso bi wàllu yoon ba tey ancienne ministre Aminata Lô Dieng ak rakk ja wala mag ja ci kanamu tribunal flagrant délit Ndakaaru lañ leen toppee ay bés bi mooy wàllu outrage à agent ak jalgati couvre-feu. Sénégal di tàmbali campagne ñàkkee ngir jàngoroy pays li ko waral di feeñ gu mu feeñ jàngoro jooju ci gox yenn ci Sénégal Touba Kidira Kédougou Saraya ci Loñ wàllu xibaar bokk na ci élection yi ñuy njort ne élection locale du ñàkk xëy na mu am ci 2021 gi lu ci mën di am kàggu mi def mbind mi moom di fichier bi ay expert ngir càmbar gi yegg si nañu Ndakaaru ñëpp di doomu Afrique ñetti weer lañu am ngir wax lañu tënk ci seen ab liggéey. ñu leen di gërëm di leen jéggulu Ablaye Diop a nekkoon ci technique bi ci teewaayu Maysa Mbaye bu service digital bu Groupe Futurs Médias ca kanam tuuti penco geeg RFM dañ ànd ak docteur El Hadj Mamadou Ndiaye waaye Demba Tamba ak Moussa Oumar Gueye. gën naa yomb te gën naa noppale ak Orange Money